mbokk yi ñi ngi am mbégte tey ñëwaat seen beneen émission ci xibaar 24 TV fas yéene nag wéyal campagne bi ànd ci ak acteurs yi tey ñi ngi dalal Dias Seck madame Mbow di responsable les serviteurs kuréel googu wala bokk mbootaay politique boobu nga xamante ni Pape Djibril Fall moo ko jiitee moom nag fii ci Mbacké actrice bu am solo la fi ñu fas yéene waxtaan ak moom ci ponk yu bari ñu ngi lay nuyu madame Mbow. waaw Babacar maa ngi lay delloo nuyoo di la ziar di la baalu àq ci julli bi di baalu àq aussi la population sénégalaise di baalu àq aussi sama borom kër di ko jéggalu bu baax a baax a baax parce que yor soxna nekk bitim réew mu engagé wu ci politique dafa metti daanaka jot dootoo ko am mais lépp mi ngi supporté macha allah li mu bëgg ak li mu bañ yëpp mi ngi ma koy nangul pour sama engagement ci les serviteurs kon maa ngi koy baalu àq bu baax ci bis bi di ko ñaanal jàmm ak tawféex macha allah. très bien lan moo la yóbbu les serviteurs il paraît que actrice nga woon fii si Mbacké tu as milité si parti yu bari mais les serviteurs dafa mel ne dafa nekk choix boo xam ne dafa spécial si yow parce que Pape Djibril Fall bi ñu fi ñëwee seet la yaa ngi koy wax mel na ni kon au-delà de l'amour que tu as même de la politique les serviteurs dafa nekk sa yëf sa géniteur la yaay génitrice bi tey mën nga expliquer de plus ñu mën a xam. waa Babacar du ma ni sax milité ci parti yu bëri parce que damay wax rek dama doon gëstu dama doon yëndu di xool parce que politique ku nekk yaa ngi koy def te xamuloo ko ki yor njabootam ci biir këram pour yar njabootam bu baax mi ngi def politique te xamu ko suñu sëriñ su baax si nga xam ne ñu jokk ci ñoom li ñuy def c'est de la politique parce que ñi ngi jéem a xool taalibe yi seen dundin mu gën a jëm ci kanam ku am jafe-jafe ak tolof-tolof ñu taxaw loolu rek moom mooy politique fexe ba askan bi di dund merveilleusement bien ki feebar loxoom jotul gannaaw nga jéem a xool noo koy dimbalee muy njàng mi muy lépp loolu mooy politique. te ñun loolu depuis ñu nekk xale à bas âge dañu koy dund dans nos écoles à l'école primaire da ngay bokk ak nit classe mu leer la ni amul bic nga jël sa bic jox ko cahier idem pendant la récréation mu leer la ni amul lu mu jëndee goûter nga partager ak moom sa goûter loolu c'est de la politique le fait qu'on s'entraide ku nekk di am yitte ci moroomam loolu rek moom mooy politique peut-être ni ñu koy defee au niveau du Sénégal dafa dem ba changer la définition de la politique loolu waral nag depuis que je suis à Mbacké ma continuer socialement di yëngu ci samay yëngu looloo waraloon su ma gisee du may yëndu ji sax mais ñoom ñooy ñëw envers moi bu ñu ñëwee ma xool mais du ma doy wax dëgg yàllaam du ma doy du ma leen gëm parce que dafa am lu des loolu des nag suñu borom dafa dogal ma gis ko ci Papa Djibril Fall yow yàgg nañ tu ne m'as jamais vu ma engagé wu nii. mais ñooñu dañuy wax bàyyi fa rek Pape Djibril Fall tam dafa ñëw wax rek bàyyi fi comme les autres mais la différence mooy que ni man ñooñu mosuma dem ci ñoom alors que Papa Djibril li ma dal moom moo dal ñeneen dañu ko yàgg di suivre ci ay waxam macha allah ay waxam it méngoog lool ñun li nekk ci suñu xol ñu toog di ko def te kenn xamuñu kon bu ñu gisee ka nga xamante ne dafa yëkkati baatam ca kaw. di wax la nga xamante ne ñun suñu xol la nekk ñu di ko jëfee ci suñuy gox kooku dañu koo topp bu sincère bu dëggu ci kaw topp bopp nag dañu ne pourquoi duñu ko jox opportunité mu mën a jouer parce que li mu def sax mën naa ni c'est un jeu Papa Djibril yàgg na di jouer parce que lu mën di xew rek da ngay dégg baatam avec plein de courage de détermination ensuite une constance boobu ba léegi mësul arrière mësul dellu gannaaw kon kooku bu nee tey dama taxaw bëgg gën a dëggal man damay am confiance hein. mais nag am na ñu naan discours am da ngay sentir ni dafay def le populisme wax pour amati askan wi laal seen fibre sentimentale su ko defee nit ñi jàppale ko te en général ñu ni genre politicien yooyu noonu une fois nga falee na nga koy rëccu est-ce que yaa ngi bàyyi xel loolu wala. man nag je ne suis pas d'avis ci boobu xalaat wala yooyu kàddu nit yi di wax parce que damay wax ne nit ki. tant que métit bi mu am ak jafe-jafe bi mu am yow émotionnellement yëguloo ko mënuloo koo taxawu Babacar tey bu ma ñëwoon fëgg sa buntu kër ma ne la man de Babacar aw ma lu ma togg mais loolu boo ko yëgul nga sol mbubb bi xool comme yow si loolu boo ko dundoon naka lay demee di nga bëgg ku la dimbali kon yow doo ma mën a dimbali il faut nga sol yére bi doog maa mën a dimbali Papa Djibril nag ci ku ko bëgg dëgg wala nga yàgg di koy suivre loolu moom moo lay séduire ci moom da nga yëg ne kii jafe-jafe bi nit ki am daf koy dund daf koy yëg Papa Djibril par exemple Papa Djibril boo ko xoolee da ngay gis ci moom ki nga xam ni c'est un homme moderne dafa dëkk ci capitale Papa Djibril bu waxee par exemple ki dëkk Ndiaga Ñaaw dafay gis boppam ci ay kàddoom
ki dëkk Touba dafay gis boppam ci ay kàddoom sama tonton bi dëkk Joal dafay gis boppam ci ay kàddoom parce que ay waxam dafa nekk parole yoo xam ni c'est typiquement sénégalais. loolu yomb na am na sax livre yoo xam ne dañ si bind l'art de manipuler affaire bi ay teg dag la ay jëf la rek yooyu def mais li am solo mooy jóge askan wi xam nga ñu ngi jóge si tabaski ñu gis parti yu bare ñu ngi joxe soble ay pomme de terre ay enveloppe loolu est-ce que def ngeen ko fo bala nga naan am ne fa. waa loolu dëgg la Olof Ndiaye dafa ni legetu kese naxuti bëy mais dañu bëgg ñun changer manière politique bi fi nekk parce que bu ñu jógee di neexal nit yi ay saaku ceeb ay pomme de terre ay saabu ay lii ay lële yëkkati 100 000 francs ñëw ci benn gox jox leen ko ñu séddoo ko di ci am ku nekk ay 3700 autres. Sénégalais yi moom rek. waa loolu dëgg la waa loolu dëgg la mais est-ce que loolu dinañu dimbali pour ñu changer li fi ne pour ñu changer ko dañuy dajale milliards yi fi ne ñu jéem a am fu ñu ko investir nga gis ci sa bopp ma gis ci sama bopp sama doom biy jàng di def terminal ëllëg bu amee bagam ba am ay lijaasaam mën koo jëfandikoo mais bu ñu jëlee li fi nekk ñu koy neexalee ay nit di ko politiquer yaakaar naa ne du faj soxla te ñun luy faj soxla la ñu bëgg mooy li fi nekk qu'on change cela li fi ne ñu changé ko bu baax a baax moomeelu askan bi ñu tasaare ko ba ñëpp jot ci au lieu que yow parti bi nga xam da nga nekk au pouvoir nga jël milliards yooyu di ko neexale ay nit pour politique bi pour campagne bi pour ñooñu voter leen. mais ñun discours yi dañ ko yàgg di dégg rupture mais bu ngeen faloo rek fàtte Pape Djibril Fall sax dégg naa lenn si waa kër Ousmane Sonko yi naan dafa jógee mouvance présidentielle bi tamit ñu ngi naan dafa jógee waa kër Sonko moom fu mu féetee moom mooy kan. rupture bi mu bëgg maanaam indi fii si biir réew mi est-ce que rupture boobu noonu moom attan na ko ak ñan ñoo ko siy jàppale ak ñan la yaakaar. waaw Babacar tu es un journaliste avéré te xam naa question bi nga ko posé ñu bëri ñoom ñi ngi tontu sax à ma place parce que Papa Djibril boo waxee dafa jege mouvance bi wala lii wala nangam man je dis non parce que nit da ngay xool ba mu tàmbalee ba tey liggéeyam fan la jeexee njeexitalu liggéeyam. parce que nit ku nekk tu te fixes un objectif tu te traces un chemin te Papa Djibril depuis mu feeñ dafa constant ci li muy def mooy toujours di joyante toujours di ñu joxañ baaraam pour ñu ubbi suñuy gët ubbi suñuy nopp di déglu di xam di ràññee. attends rek ma continuer s'il te plaît mi ngi noonu te Papa Djibril bu fekkoon dafa jege mouvance bi kon erreur yi nga xam ni gouvernement mi ngi koy def. ou bien parti au pouvoir bi nga xamante ni Macky Sall moom moo ko jiite li ñuy liggéey bu fekkoon ne dafa lépp macha allah dafa rafet kon Papa Djibril du nekk di koy kaas kon toujours danaan Macky Sall li mu def baax na li mu def lii la li mu def lii mais Pape toujours boo gisee ci côté askan bi foofu la rangé wu lu metti lu ne Pape jàmbat ko askan bi lu mu soxla lu ne Pape ànd ak askan bi di ko wax kooku naka la mën a àndee parti au pouvoir soyons sérieux aussi. de l'autre côté. De l'autre côté aussi il n'est pas avec il est de l'opposition mais nag Pape nekkul nit koo xam dafay jóg la ñu di ko yóbbaale Pape c'est un homme courageux te loolu la ñu soxla dafay def yoonam comme tout un chacun il se proclame une troisième voie un troisième chemin dafa ut yoonu boppam xàll yoonu boppam jàmbaar comme ñëpp nag fas yéene liggéey xam sénégalais yi tamit fan la ñu ko teg parce que dafa yàgg a jooyal sénégalais yi kon il est temps mu xam ndax li mu doon defal sénégalais yi les sénégalais sont reconnaissants ba mën ko delloo loolu ou non. mel na nag li may gis muy xeeñ neexul parce que bi mu fi déclenché cagnotte boobu noonu daanaka mbir mi yéex na loolu ñu war joxe nag bu ñuy joxe dafa am ndax ñuy joxe man yéexaay boobu jaaxal na ma ndax nekkul ni sénégalais yi dañ koy nax ndaxte bu ñu ko bëggoon néew ma bañ nañ koo bañ sax waaye bu ñu amoon boog yenn benn Pastef si moom. dina leen jaral boog ñu gaaw jox ko la mu bëgg waaye ba léegi mi ngi traîner d'après li ñu gis ci publication yi nekk ci réseaux sociaux yi. effectivement xam nga en parlant de cagnotte bi aussi dañuy wax ne volonté bi moom sax da koy wax nee na volonté bi moom moo ko gën a yitteel ñun ñi aussi moo ñu gën a yitteel parce que Pape ñu ko bëgg dañu bari mais yow mi ko bëgg Sénégal toll na ci jafe-jafe yoo xam ne ci méttit ba nga xamante ni tey boo bëggee jël sa 10 000 sax ne damay dimbali Papa Djibril 10 000 boobu yaa ngi xalaat kat 3 jours yi ni ma ci mën a dépensé ak ni ma ci mën a dundee ak sama fayu doomu école. xam na loolu. si xam na ko bu baax moo tax sax dafa kontaan bi nga xamante ni somme bi élevé wul mais de l'autre côté aussi Pape mën nañ ne ñi mu xam ñëpp diaspora bi la ñu nekk man mi par exemple nekkal ko à Mbacké rek sama promotionnaire yi nekk diaspora bi yëpp dañu ànd ak Pape et ñoom ñëpp dañu taxaw moom sax dafay def limite danaan non je ne veux pas de ça moom dafa bëgg xaalis bi nga xamante ni moom lay jëfandikoo mu xam xaalis bi fan la jógee ak lii ak laa mais aussi
du ma écarter benn hypothèse bi nga xamante ni waa diaspora ñëpp ñi ngi taxaw pour yëkkati seeni millions accompagner ko ci campagne bi jàppale ko ci campagne parce que dañu ko gëm li ma dal moom moo leen dal dañ ko yàgg di suivre. Sénégal la ñuy dund fii. Au Sénégal moom waxaalewu ma ko parce que Sénégal aussi n'oublions pas que nous avons des milliardaires et des millionnaires te coalition bi aussi y a des milliardaires yu si bokk bien sûr yoo xam ne ñi ngi ci biir coalition bi adhéré bokk te ñi ngi fii dëkk à Touba. pare ngeen laaj kaño. non xam nga aussi dara boo ciy dem da nga ciy boole ñi ci bokk tey man Papa Djibril bu doon dem coalition bi bu ñu doon dem te neewuñu ma jiyee joxe sa ñaar dërëm Babacar joxe sa ñaar dërëm dama naan ñi ko dañuy dem seen yoon waate boolewuñ ma si man ñu boole ma si ma dugal ci sama dërëm ci laay xamee ni kat man am naa baat ci yëf yi te bit bi it lool kese la. ñëw nag ñu génn tuuti si jëmu Pape Djibril Fall ñu ñëw nag si seen projet seen taxawaay massification bi parce que Mbacké ak Touba dafa doon lu am solo si électorat du Sénégal parce que boo xoolee benn centre bu Touba man ëpp na électorat bu Fatick wala bu Matam kon liggéey dafa jar ngeen def ko fi mais mbir mi dafa mel na ni ñaari parti donc la ñuy dégg Yewwi Wallu ak Benno Bokk Yaakaar les serviteurs est-ce que am nañu ancrage fii. bien sûr mooy damay revenir en arrière di la wax ne Pape ñi ko topp dañu ko topp il y a très très longtemps am fidélité bu baax ci rafetlu bi ñu rafetlu taxawaayam boobu ba léegi nag ñi ngi liggéey mais suñu liggéey Pape daf ñu ko yombalal xam nga je t'avais dit que Pape soxlawul muy def campagne bu doon man Pape du dem def campagne Pape dafa liggéeyal boppam ba pare il a fait sa propre promotion et il a fait son propre marketing Pape nit ñi dañu ko bëgg bu yàgg toog di koy xaar il suffit que nga mettre ko en statut je te l'avais dit man ak yow ci suñu benn ITV Pape da nga koy mettre en statut rek tu es appelé de partout au passage may remercier bu baax sama promotionnaire yi du CM Ibrahima Thiaw des Parcelles Assainies et du lycée Kennedy juste léegi bi ma toogee fii rek ñi ngi may message ñoom ñëpp ñi ngi derrière man parce que li ma dal moo dal ñëpp Pape nit ñi ñoo ko bëgg te su jëmm suñu borom kese tax. mais loolu nattukaay mooy ñi woteel la nga am majorité jël assemblée fexe bi une fois cohabitation wala boo jëlul sa première jël deuxième Touba gii tamit ku bëgg dem Sénégal foog nga am fi dara gis nga élection yi Idriss Seck il fut des temps moo fi jëloon première en 2019 gis nga Ousmane Sonko wane boppam si élection locale yi ak coalition Yewwi président Macky Sall donte mos ko gagné am na fi des responsables à chaque fois da jël deuxième te am nañ fi daal taxawaay yéen les serviteurs lan moo tax xamuñu leen fii si Touba yéen it. ah mais Babacar boo nee xamuñu leen ci Touba je pense que da ngay wax lu la neex wala nga bëgg ma cukku. léegi ba gis dox ba gis seen affiche xaw ma da ngeen koy bañ xaw ma da ngeen bañ taqal mi xam wala ma dox ba dégg rajo man Babacar Seye laa gis muy responsable bu ma xam xëy na ak yow yi ñaar à part ça je ne connais aucun responsable de les serviteurs kon mel na ni seen coalition bi wala boog seen mouvement bi dafa des a dox. ci sa question bi sax laay profité di remercier tous les responsables yi nekk à Touba bu dee Mbacké nag pratiquement man ak Babacar Seye ñoo fi nekk mais responsables yi ñu ngi def liggéey bu am solo bu extraordinaire macha allah waaw parce que ñun nag ñun loolu la ñu xam parce que xam nga yuuxu bi ŋàññante bi waxante bi amul benn sens seul le travail paye te ñi ngi liggéey bu am solo te ñiy seetaan dinañ témoigner ne que madame Mbow depuis mu engagé wu même sama liggéey sax statutuma ko te li ma dal moo dal bépp responsable. Touba dafa rëy de Mbacké dafa rëy de. Mbacké dafa rëy Touba dafa rëy mais on a confiance et ñi ngi tàllal suñu loxo suñu boroom ba nit ñi nu ñu wuy see nit ñi ñun ñoo ñuy woo. en face des dinosaures politiques Galas Kaltom Cheikh Abdou Bali ministre conseiller Galoba maire et DG. ay expérience ñoom expérience ay ñoom honorable Aïda Gaye nekkoon PDS ay ñoom madame Mbacké bu SEDAF ay waa COJER institution yi nga ñëw si Yewwi nga fekk fa ñoom sëñ Cheikh Thioro Mbacké fekk fa waa Moji bi yéen ngeen di com bëgg jàkkaarloog ñoom mu ngi mel ne benn souris si biir gaynde wala ngeen am loo xam te ne xamuñu ko boog da ngay am secret. waa xam nga Babacar man du ma njiitu les serviteurs je ne suis qu'une responsable à Mbacké mais ñii nga ma limal ñëpp ñu ci bëri man bu ñu ma gisee rek dama leen a séduire comme man rek man sama. yombul waaye nga fexe leen fekk leen seen base daaneel leen. attendez que je continue Babacar comme ñoom le fait que ñuy ñëw man Mbacké gi ma nekk ñu taxaw ñoom wax seeni wax man ma taxaw waxal sama gox ma séduire leen ci lan ci kàddu gu dëggu ci fulla ak fayda ak dignité ba séduire leen loolu ñu leen séduire moo nekk ci bépp serviteur. am ko séduire si ñoom.
mais fii politique bi fii Mbacké man ni ñu koy waxee ci site internet laay waxee on peut dire télé laay waxee te message bi ñëpp ñoo koy dégg fii bépp homme politique boo fi yaakaar ne moom dafa am expérience wala il est connu xam nga wala il est considéré au normal à chaque fois que madame Mbow se présente devant eux et devant la masse et que madame Mbow prenne la parole vraiment nga bëggoon enrôler nga bañ wala. non toujours dañu may woo ci seen côté wax naa ko dès le début ñoom ñëpp ku ci sañoon madame Mbow ñëw nekk ci sa wet mais dama ne ñoom dafa am lu ñu manqué loo xam dama ko gis ci Papa Djibril loolu moo tax que j'ai préféré ma liggéey ak Papa Djibril au lieu ma liggéey. jàpp ngeen gagné benn bureau de vote waxuma centre mais benn bureau de vote ci département bi. mais Babacar vous serez surpris incha allah yàlla na suñu borom continuer di ñu kattanal di ñu dooleel. te bañ a xeeb ma la sax mais xam nga dama xam li ci élection. wallaahi lazim day affaire xeebaateeg yooyu minimiser man dama leen respecté parce que xam naa ni ku am fulla fayda ba taxawal sa parti am xale yu lay topp lay liggéeyal ak ay mag ak yooyu am nga fa bëgg yóbbu réew mi mais élection dafa am ni muy tuddee gox la quartier la dëkk la réew la ñu gis ni fii am nañu fii 16 communes ak 14 communes rurales te foofu fu si nekk am nga war am représentant nga war am ay voix les serviteurs est-ce que par exemple dëkk mel ni ngay est-ce que am ngeen fa dara nga dem Taïba Cekkeen est-ce que am ngeen fa dara nga dem Tiib ñëw guma de nga dem Kayel nga dem Sadio nga dem Taïf woon na ma léegi nii rek bi ma toogee góorgóorlu ci àll bi. non ñun yàlla dafa dogal yow Babacar Papa Djibril c'est un journaliste de renommée yàgg di jooyal askan bi te Sénégal ku fi nekk di ko jooyal di jàppale néew di doole yi yow tu es aimé et adoré te moom il a été très constant ci logique am boobu mu doon def ba tax na yow foo yaakaar ni Papa Djibril amul ko fa toogal rek toogal na fa yow mii sax d'ailleurs war nga am surprise bi ma nekkee responsable les serviteurs war nga ni ah mais madame Mbow tiens donc nangam ak nangam loolu nag moom moo dal Papa Djibril ci gox boo mënti dem macha allah d'ailleurs man bi ma duggee samay propre tante samay propre oncle ñoo xam ne ci yeneen parti la ñu nekkoon dañu ma sollicité rien que pour soutenir Papa Djibril. confiance bi ngeen am da jaaxal la ma. waa xam nga dafa am benn exemple bu may jël peut-être am na ñu muy neex am na ñu dul neex mais c'est un exemple aussi ma siy jéggalu bu wér ku mel ni Wally Seck le chanteur bi muy ñëw ay kàngam la fi fekk ay moroomu baayam ak papam di ko sukk jur mais da leen détrôné gis nga yëf yi. arène politique bi. Papa Djibril il faut qu'on l'accepte c'est un phénomène il faut qu'on l'accepte et il y aura beaucoup de surprises incha allah. mais Wally dafa mbapat de mais Papa Djibril bi mooy première élection am de. waaw xam nga Papa Djibril fan la mbappabee xaw ma nu ñu koy waxee sax si olof bi daal maa ngi siy jégalu bu baax daal Papa Djibril ci émission am yi si métier am ci professionnellement liggéeyam foofu la mbappabee. mais ça n'a rien à voir avec nga ngay daagaan baat askan wi. waaw xam nga mën naa ni am nañ liaison xam nga lu tax ñu am relation parce que on peut dire que c'est un journaliste politique. c'est un analyste lu xew mi ngi ciy yëngu te politique nag loolu kese la ñàng mi ni mu sooxee santé bi ni mu sooxee pauvreté bi te yooyu yëpp Pape da ci doon wax mu am ci connaissance nag bu wóor nag connaissance boobu nag dañuy ñaan yàlla suñu boroom Papa Djibril yàlla na continuer noonu parce que nag dama koy wax à tout moment yaa ngi ànd ak ñu am fula ñu gëm seen bopp Pape li mu ñu wan bis bu yéegee changé man madame Mbow nañu ma vaar dama koy teg nee na tege toog nag continuer na ma daan liggéey socialement ba tax nit ñi considéré ma parce que depuis enfance la kon Papa Djibril du ma ko yàqal li tax ma gëm ko damay ñaan yàlla na continuer ci logique boobu ndax loolu la séduire tout le monde. laaj mujj bi xanaa mooy ban xeetu assemblée ngeen bëgg comme que da ngeen nii lu fi nekk baaxul lu ngeen fi bëgg teg. une assemblée digne à l'africaine parce que man du ma d'accord sax ñu naan tubaab bi na fi jóge tubaab bi na toog mais qu'on ait une relation saine et respectueuse gagnant-gagnant tubaab bi di am ñun ñuy am. bépp budget boo xam ne vote di donner et de recevoir comme ni ko Senghor waxee woon. très bien mon cher très bien yow ñoo yam idéologie on se comprend bépp budget boo xam ne voté nañ ko ñu koy dugal Babacar fi ñu ko war a dugal parce que on vote des milliards à l'Assemblée te milliards yi doo gis fu muy dugg ba yow mii soo xëyee wax ma ñi ngay dimbali dañu naan déedéet sa salaire attanu ko da ngay jël li nga am nga joxe ko yow ngay ëlbati ko di dem di uti ji feneen te pourtant loolu lu mën a ñàkk la Sénégal dafa neex a defar Babacar. maanaam bëgg dem di couvrir benn cérémonie de remise de dons ci périphérie bu Touba mais dañu yaakaaroon man maay joxe man dama mujj jël la ma yoroon man
di koy joxaat nit ñi. wallaahi di koy joxaat nit ñi. wallaahi dëkk bi boo commencé boo génnee sa kër ba ngay àgg fa nga jëm. da ngay yëngu si wàllu social. da ngay joxe Babacar su ma la nee man samay doom seen scolarité dama koy jël di koy joxe dépense di koy dawaat wallaahi ngeen ni ma déedéet. Hier même il y a un architecte qui m'a contacté je crois même tu le connais il s'appelle Abbas Ndiaye il est à Dakar samay statut la gis rek il m'a appelé di ma wax moom liggéey bi muy liggéey ngir Papa Djibril rien que en voyant tous les jours samay statut kon nga xam ni Pape mbiru suñ borom la. tombe rek mi ngi noonu mu ne ma aji tey dama jógee sama kër yaay mais sama poche li ci nekkoon lépp dafa jeex 2000 francs laa indi loolu moo lay wan ni. kon moom serviteur la. il est serviteur te ñoom statut yi rek la ñuy gis xam nga ñu defuñu benn propagande gisoo ñu fenn ñuy propagande mais Pape nit ñi ñoo ko bëgg sincèrement macha allah et naturellement. ils vont vous servir aussi le jour du scrutin. loolu la ñuy ñaan te am nañ ci gëm-gëm parce que Pape ni mu dëggoo ñi mu àndal noonu la ñu dëggoo ñun dañuy ànd ak Pape di koy wax dëgg. te li ñu koy wax dëgg sax bëriwul parce que dañu ko fekk moom suñ borom defal ko ba pare ay waajuram defal ko ba pare mais mu nekk leader boo xam ne dafa ubbi ay noppam jox ko ñi mu àndal nawloo ñu Pape lu ñu ko rectifier rek Pape nangu na lu ñu ko conseiller nangu na te balaa def dara it dafa respecter responsable yi toujours day waxtaan ak ñoom. merci beaucoup madame Mbow amoon nañu mbégte ànd ak yow mais du ñàkk si biir campagne ñu amaat beneen remake ñu waxtaanaat aussi tamit si yu bare ñu bàyyi la nga def sa kàddu gu mujj si émission bi. waaw Babacar li may wax rek mooy remercier sama promotionnaire yi parce que dañu ma dooleel ñoo xam da nga bokkoon ak ñoom classe cela fait 20 ans ou plus de 20 ans say statut rek la ñu gis ñëw adhérer si sa engagement kon ñooñu ça veut dire que li nga daan nekk responsable de classe fa ñu la tegoon foofu lañ la teg ba tey Babacar may sant waa Mbacké toi-même tu sais que war naa sant waa Mbacké parce que nu ma mel rek ñoom ñoo ma ko def di sant sama mbokk yi parce que ñëpp dañu jóg ànd ak man mais Babacar di sant monsieur Mbow yow monsieur Mbow xam nga ni ma def xam nga fi mu ma teg lu ma bëgg na ko lu ma bañ na ko lu ma jàpp na ko sama jëkkër jooju dama koy ñaanal jàmm ak sutura wér gi yaram li muy daj mu dem ba njabootam di ko fay en tout cas kontaan naa ci moom lool je n'ai pas regretté d'avoir tombé amoureux de lui macha allah. loolu fort na kon mbokk yi jox leen daje ba beneen yoon si beneen jotaay jërëjëf.